Bonsoir, bienvenue on vous remercie d'avoir assisté à notre appel, on vous remercie d'avoir répondu présent à notre appel. Nous, Mouvement Réaction, ça va se passer en 2 points. Premier point, présenter le bilan des derniers 5 ans du Mouvement Réaction et en second point, parler de l'actualité politique au niveau des Parcelles Assainies. J'ai tous les membres qui sont ici présents. Notre leader aussi aimerait bien répondre présent, mais par des raisons professionnelles, il n'est pas ici. Mais sachez que tout le monde qui sont là présents sont des Gofay. Parce que je disais, c'est du Hadji Malick qui disait que je ne peux pas, je ne peux pas faire un centre ici, mais je vais faire quelqu'un connaître des mots. Et nous, le mouvement, donc, sans plus tarder, je vais juste présenter ceux qui sont là. Adama Diop, M. Adama Diop qui va parler de les réalisations du mouvement Réaction des derniers 5 ans. Et après, M. Ali Mbaye va parler de l'actualité politique qui est au niveau des Parcelles Assainies. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, alors on peut changer de place. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waa Parcelles Assainies yéen waa taskatu xibaar yi ñu ngi nuyu yéen ñëpp mouvement Réaction mu leen di nuyu man maa ngi tudd Adama Diop di porte-parole mouvement bi tey ñu woote fii ci benn bërëb fii woo fi waa Parcelles yi woo fi presse bi ngir waxtaan ak ñoom maa ngi sama wet Ali Mbaye ñi nga xamante ni mooy chargé comme mouvement bi ak Lamine Ndiaye ak madame Diop comme ni ñu ko waxee ci nasaraan ñu bëgg ko indi léegi ci kàllaamay Kocc li waral tey jii mouvement bi Réaction ñu am sañ-sañ tey di wax ak waa Parcelles dafa am lu tax li tax mooy mouvement bi 2011 lañ ko sos te ki ko sos di ndaw Parcelles Assainies juddoo Parcelles Assainies yaroo Parcelles Assainies màggee Parcelles Assainies dem ba xam ne Parcelles Assainies soxla na doomam mu jug taxaw ndax jikko yi tàmbali naa yàqu askan wi xamatuñu fu ñu jëm kon ndaw ñi nga xamante ni am nañu ay valeur te dara mënu leen a soppi moom Gofay mu sosoon mouvement bi en 2011 def ko mouvement citoyen di yee ndaw ñi ci li nga xamante ni moom la ñu xaar rawatina li nga xamante ni mooy bëgg-bëgg réew mi ci loolu mu def ci ay def yoo xamante ni ndax mbir boo ci nekkee ba jëf ci yenn jëf yi amatuloo droit noppi comme ni ñu ko koy waxee ni ko waa Parcelles di ko waxee naan ko Gofay waratoo noppi ndax am na ay nit ñoo xam ne yow rek la ñuy déglu ñun yow rek la ñuy déglu te ñooñu la déglu nag daa war saa su ne bu mbir xewee ñu dégg la ci ñu xam ñoom fu ñu jëm ndax yow la ñu wóolu ndax en 2014 bi mu dem élection municipale yi di jàkkaarloo ak Moussa Sy ak Mbaye Ndiaye nekk un jeune demul ak benn coalition loolu gëmul waa Parcelles Assainies te waa Parcelles Assainies gëm ko yaakaar ko moo taxoon loolu mayoon ko benn conseil tey jii ni ci mairie bi mu ñu fay teewal di ñu fa représenter dignement ci loolu ba tey noppiwul du toog parce que 2014 ba léegi mi ngi ci ay activités jege askan wi waxtaan ak askan wi te élection bu fi mës a jaar participer na ci directement ak indirectement ndax population bi ñoo ne ko lu xewati ci réew mi bëgg nañ laa dégg ñu xam yow loo ci xalaat ndax ñu sa xalaat mënu doy ndax ñi fi nekk di jiite fi mu ne nii dara ñorul leen lu dul seen koomu bopp ak seen koomu njaboot yow mi nga xam ne parcelle moo la ñor nag ñun yow la ñu déglu moo tax ngeen gis tey jii nii lii moom moo ko waroon def waaye dafay nekkul liggéeyam woo ko fu sori lool waaye mu ngi suivre actuellement ni en direct bi mu xoolee volet yi nga xamante nii moom la mairie di am te dafa bëgg a toog ci mairie bi incha allah en 2019 te jàpp naa waa Parcelles dinañ ko fa teg mu jël volet yi 9 domaines de compétence boobu 9 domaines de compétence la moom domaine bu nekk mu jël ci xool lu mu ci mën a jàppalee waa askan Parcelles Assainies mu def ko ci plan sportif tàggat yaram ci wàllum wér-gu-yaram ci wàllum social éducation lépp bu ci nekk mu indi am lu mu ci def loo xamante ni lu ne fàng la te kenn du ko jeex mu bëgg koo lim rek bëgg ci lim tuuti rek ndax waxtu bi dañoo xot bi parcelle ndaw parcelles yi nga xamante ne ay ASC dañuy jóg di football te duñu am maillot yu ñu footballee dañuy dem di àbbi ci mu yëg ko ne lii du yoon ndax équipe warul di yeewu Parcelles Assainies te amoo maillot boo footballee mu dem jënd maillot pour Parcelles ñëpp équipe yëpp mu jënd leen maillot ñoom mayeen ko ci xol bu sedd guy loolu ci wàllum sport nekk jeune daf koo def ci wàllum wér-gu-yaram chaque at am nañ leer nañu ñun rawatina jigéen ñi dañuy sonn ci wàllum faju chaque année mu organiser ay journée de consultation gratuite jël ay koppar yu bari mouvement bi def ko ci volet sanitaire woo nit ñi ne leen ñëw leen ngeen xool seen wér-gu-yaram bu ngeen paree ñu may leen garab ngeen ñibbi
ñu koy def chaque année jël benn date wala 2 jours di ko def te bu ñu koy def de 8h à 19h dañuy dem ba médecins yi dañuy dem ndax nit ñi bari gi ñu fay bari nga xam ne kon population bi soxla nañ loolu mu koy def. barki démb fii ci mairie bi la dem Espagne ak ay partenaires am ñu may ko ay lal yoo xamante ne nii lal yu jéggi dayoo ay lal yu mucc ayib lal yoo xamante ni ci hôpital yu mag lañ koy gis mu dem wuti lu mat fukk wala lu ko ëpp ñëw yëkkati ko teg ko ci loxo maire bi ne ko yow la fi waa Parcelles teg lal yi maa ko yëkkati ak sama mouvement ñoo ko wuti te xam nañ ne hôpital bi soxla na ko dañ koy teg ci sa loxo nga jël ko dugal ko ci biir hôpital bi mu doon lu rafet maire bi rafetlu ko barki démb moo Ndiaye wax ñu si ay wax yu rëy waaye ñun xooluñu ku ñu gërëm dañuy def ndax Parcelles Assainies tax chaque année day jël ay jours yoo xamante ni daf koy def journée don de rice maye ceeb jël ay centaines des milliers de sacs de riz bàyyi ba guddi di wër ay kër ñi nga xamante ni jàpp nañ ne soxla nañ ko ku si nekk si ñun daf na laan xoolal sa koñ ñi ko yittewoo te soxla ko nga recensé ma leen bu guddee mu jël camions yi teg ko ci dem ba kër bu nekk ñu yee la jox la ay nit ay mag di ci ñaan bay jooy ndax jëf ju rafet yoo xamante ni xalaat bu rafet bi nga xamante am na ko te yorul poste yorul dara dafay liggéeyam lam ci am as néew mu koy bokk ak waa Parcelles Assainies kon waa Parcelles Assainies maa ngi leen di waxaat encore une fois bu ngeen di wër gor bu ngeen di wër koo xam ne tey nii moo bëgg parcelle wëri leen Go Faye te jàpp ko te xam ne kii la Parcelles Assainies soxla li fi Ali Mbaye wax nag daa jàmmaa jàpp ne damay résumé rek pour mu leer li fi xew ñu koy lam-laame bu kenn lam-laameeti Ali Mbaye li mu wax leer na nañ parcelle falu nu koo xamante nii bu méttee nga daw falu nu koo xamante nii doo am ngor faru nu koo xamante nii da ngay wax tey suba mu dañ Serigne Abdoulaye Mbacke dana woon gor mooy ka nga xam ne boo mbaddaxee jëfu daaw méngale ko waxu renam bu méngoo waaye sa waxu daaw ak sa jëfu ren bu dëppoowul kooku bul ko jàpp du gor te su mairie bii dañu fay bëgg a teg gor goo xamante nii mooy jëmale Parcelles Assainies fu mu bëgg mu dem loolu waraloon woote bi tey di gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu wuy bi nga xamante ni presse bi wuy si nañ ko di ñaan encore une fois la population Parcelles Assainies nanu yeewaat te bu ñu kenn lëndëmal naan xëy fi suba wala woote sa conférence de presse naan bu élection yi jubsee dinaa xool benn candidat te yow li ngay def nga ko ba noppi bu ñu kenn nax bu ñu kenn gëlëmal. tu as bien rappelé Lamine ndax lii ko Macky Sall def nii barki démb mardi 13 ans à 20h le président de la République recevoir ko tax mu bëgg a sàqi nii ñun en 2015 la ñu recevoir le mouvement bi ñu nekkee tey jii ni 5e position ginnaaw parti yu mag yi bi ñu demee élection ba noppi président ni ñu ko recevoir noonu la ñu recevoir te li ñu ko dig loolu la ñu digoon waaye ñun gor moo tax ñun dugguñu APR ba tey ndax bu ñu gorewuloon kon tey jii ni mu def nii ñun ñoo koy def en 2015 waaye defuñu ko ndéem nag ay ndawam ñi mu jiite ñoo mën a gore kon moom war naa fàttali ko ne ay ndaw woowoon nañ leen daaw jéeg te demuñu woon te mu waroon di wër naan Go Faye bu la Amadou Ba woowee wala bu la président woowee demal lekk ndax Aliou Diako moom ba noppi nga dese sa dignité moom bi mu yox loolu xanaa loolu daf ko fàtte moom dignité boobu bu ñu doon jéem a fàttali na xam ne daf ñu fekk ñu gore fekk ñu diñ moom nag ñu ko koy fàttali moom ba mu ñu jéem a di ñu bërëngal ci farine bi affaire boulanger yooyu ñun duñu ànd ci loolu bu mu ñu nax bu mu ñu gëlëmal li muy def na ko dem na jàkkaarloo ak Khalifa Sall bi nga xamante ni moo ko fi teg en 2014 dem jàkkaarloo moom ci mairie de Dakar bi kii lu mu wax kenn bul ko gëm ñun gëmuñu ko tey gëmuñu ko ëllëg te dinañ jàkkaarloo moom te xeex bi dina metti loolu te ñu ngi ci woowaa Parcelles Assainies yëpp te suñu commune la ñu bëgg a jaay suñu commune la ñu bëgg a tayle duñu nangu ku ñu jaay duñu nangu ku ñu tayle Parcelles Assainies ay digne fils ñoo fi nekk ay gor ñoo fi nekk te loolu du dañ ba mukk ñu leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum. asalaamaaleykum mbooloo mi mbokku taskatu xibaar yi ñu ngi leen di jaajëfal ci ñëw bi ngeen ñëw wuyu suñu ñun ndaw mouvement réaction man ci membre communication bu mouvement réaction laa bokk maa ngi tudd Ali Mbaye di professeur en management et marketing ànd ci ak sumay xarit sumay frère Adama ak Lamine Ndiaye ak madame Diop ci kaw loolu dañu booloo tey pour waxtaan ak waa Parcelles Assainies lu waral waxtaan bi jamono ji yëpp ñu ngi dégg ay lu ñuy ngun-nguni ci suuf lu ñuy wax te confirmé wuñ ko muy ndax Moussa Sy dafay dem ci parti Macky Sall wala du dem ñun ndaw réew mi ndaw Parcelles Assainies ñu leen di wax ni Moussa Sy dem na ba pare li mu nekk di def nii day tëral ay stratégie ay pexe
pour que dem bi muy dem mu rafet waaye mënut rafet ndax transhumance la. bu ngeen gisee bërki démb mu ne day présenté wu ci mairie Ndakaaru pour jël ko 24 heures avant élection yi te xam ni du gagné moom ci boppam wax na ko nee na dafa présenté wu pour wane ni day tàggoo ak Khalifa Sall mais présentation boobu noonu ndaam pour tàggoo ak Khalifa Sall la mais pour tàggoo ak Khalifa Sall dem ci Macky Sall loolu nag la ndaw mouvement réaction ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te dinañ jàkkaarloog moom jàmmaarloog moom. lu tax lool ndax bi muy jël mairie bi daf ko jël ak li ñu naan Bennoo Taxawu Ndakaaru bi nga xam ne Khalifa Sall moo ko jiite. donc buñ la falee wóolu la ndax programme mu Bennoo Taxawu Ndakaaru da nga war a jeexal programme boobu ñi la fal mooy li ëpp ci ndaw parcelles yi ñoo la fal da nga war a jeexal programme boobu tant que jeexaloo programme boobu mënoo wuti leneen mënoo seeti leneen te ki nga doon jàmmaar lool di parti APR tey nga bëgg a dellu ci parti APR ñooñu ñëpp la voté loon nga wan leen ginnaaw dem ànd ak APR loolu lañ ne du am te am nañ ay preuves mardi 18 septembre à 20h13 président Macky Sall recevoir na ko moom ak benn collaborateur am depuis boobu mu ngi woote gauche droite minuit 1h du matin pour waxtaan ak ay collaborateur am ci possibilité bu mu mun a am pour dem ñun yëg nañ loolu xam nañ ko ñu bokk ci moom ñëw nañ gis ñu wax ñu ko ñu bokk ci moom ñëw nañ gis ñu ne ñu bis bu demee dinañ ñëw ànd ak ñun te nag ànd ak ñun mouvement réaction dafa jot ndax boobu ba léegi ñun ñu ngi resté ci suñu position lan mooy suñu position suñu taxawaay mooy défendre lépp lu nga xamante ni njëriñu Parcelles Assainies la bërki démb fii bi ko Amadou Ba di xoxatal dañoo organiser conférence de presse ne nañ ko bàyyi mu liggéeyam donc tey bu nefee lu dul yoon lu safaanoo ak li nga xamante ni loolu la ñu tëral dañuy toog fii ñu wax ko ñu dénoncé ko ba pare population Parcelles Assainies xam lan moo tax mu dem dafa dem parce que dafa bëgg lu nooy yàgg na koo def du première fois mu koy soog a def ànd na ak Abdoulaye Wade problème am mu dem ànd ak Pape Diop jafe-jafe am mu ñëw ànd ak Macky Sall mu ñëw ànd ak Khalifa Sall tey mu ngi prison yàlla na ko fa yàlla génne mu ngi bëgg a ànd ak Macky war ko wan ko ginnaaw te moom moo wax fii ci ay kàddu yu bëri ne warul tàng wala warul jafe nga dem que ni waruñ la dig poste ministère wala poste de direction nga dem rallier camp présidentiel te yàgg na taxaw fii di kaas camp présidentiel bi camp APR pour wax ni que defuñu dara parcelle kon ku deful dara parcelle ku faalewul parcelle ku lijjantiwul parcelle ñun ndaw parcelle mënuñu ànd ak yow kooku il faut que mu leer te moom bu fekkee dafa dem rejoindre camp présidentiel bi dinañ jàkkaarloog moom jàmmaarloog moom te na ko leer ni élection 2019 bu mu ko xalaat ndax ndaw mouvement réaction yi pare nañ pour jàkkaarloo ak moom teg dinañ ko gagné bu soobee yàlla te mairie bi lu mu yàgg-yàgg ci sunu loxo ñun ndaw mouvement réaction lay mujje di jeexal rek ci ni di woo képp ku nga xamante ni ndaw réew mi nga ndaw parcelle nga rejoindre mouvement réaction wala ci sa gox nga def li nga xamante ni mouvement réaction mu ngi koy def pour lépp lu nga xamante ni ñun def nañ ko ci ñun muy ngor muy dignité muy éthique te sunu mag yi di def ndaka su dul noonu ñu xeex ko te tey mën nañ leen wax ni ñu ngi recevoir ay nit yu ñuy dooleel ay mouvement yu ñuy dooleel par rapport ak loolu di ñu wax ni ñun la ñu àndal ndax il faut que ñu xeex lépp lu nga xamante ni transhumance la ak beddeeku daw donc di leen jaajëfal di leen wax jërëjëf